asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen a ngi déglu Vibe rajo téeméer ak ñaar yu tomb ñett mi di jot na. acca ñu ngi ci dibéer ñaar fan ak juróom-ñaar février 2022 ni ñu koy defee ay bés bi nekk tey ji nag di ci dalalaat rek sëñ Moussa Diakhaté di porte parole bu bokk gis-gis bi mooy ñaareel bi yoon ñu ko fi dalal vraiment di rafetlu disponibilité bi nga xamante ni saa yu ñu ko yëkkatee rek taamul jot mu daal di ñëw sëñ bi Moussa ñu ngi lay nuyu di la ziar la dalalaat fii ci Vibe rajo. sëñ Fallou maa ngi lay sant di sant waa Vibe rajo yëpp 102.3. 3W Vibe radio.sn la rajo 2.0 faw ma ñëw ndax benn ni ma fi gisee li ma la ko waxoon dernière fois l'équipe jeune compétente waaye ànd ak jikko yu mat waaye ab fàllu su wootee ci wetu rajo ab murit mënul lu daw wuy jikko kon yow boo ma woowee te man damay ñaan yàlla na ma yàlla def ab murit kon boo wootee foog ñu ñëw yàlla na waxtaani jur jàmm ci Sénégal ak ñi ñuy déglu en tout cas keroog ci téléphone lenn jàpp naa ko ci loo xamante ni Babacar dama lay jox léegi mënuma du ma delloo avance wax jooju nag dama ko jël depuis keroog di ko reetaan xam naa après dinañ ci ñëwaat incha allah ak Moussa Diakhaté dinañu waxtaanee lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu rek stade bi nga xamante ni moo di stade Abdoulaye Wade ñu daloo ko yàggul mat na daanaka ay bés ci ginnaaw local yi partem ak législative yi nga xamante ni moom lañ jëm partem di bokk gis-gis bu président Pape Diop njàng mi sooxe na ak yeneen ci ay actualité yoo xamante ni incha allah dinañ ci ñëw waaye laata loolu ay bés bi nekk dafa am loo xamante ni moom lañ dippee hashtag lii wuyu turu émission bi boobaak léegi mat na ay bés ñu gis ni waa ànd sàmm jikko yi defoon nañ ab daje bu mag a mag a mag jëm ci rek waxtaane wala boo xeex li ñu naan criminalisation homosexuelle maanaam borom ñaari tur yi ak it rek fexe ba dakkal li ñu naan promouvoir agenda pro LGBT loolu seen xalaat la ak seen gis-gis la collectif ànd sàmm jikko yi nag ñoom daanaka ñi ngi wili pande nguurug Sénégal saa soo xamante ni ñoom jox nañ leen micro Aboubacar Mboup mi nga xamante ni moo di seen coordinateur moom jël na tuuma teg ko ci ndodu nguur gi ni lépp lu waa LGBT bëgg a def fii rek ñeneen ko yombal du ñenn ñu dul nguur gi te nee na nag am na yeneen ci ay mbir yoo xamante ni incha allah ñu nga ca jëm mi ngi ko wax ci téléphone bi ak Mouhamadou Fatou Ba ñu teewlu ko. daje nañu mobilisation bi jàll na léegi nag li ci des mooy dem ci terrain bi wax ak sénégalais yi ñun li ñu waroon a def lépp def nañ ko li ñu mënoon lépp aussi def nañ ko léegi nag li yoon may tamit def nañ ko waaye gis na ni lii ñun mënuñu ci dara bu leen neexee ñu jaay ñu doole wala ñu jalgati yoon kon danañ dem ci sénégalais expliquer leen lan mooy taxawaayu assemblée ak naka la war a demee jot na ci vraiment assemblée nationale bañatee nekk ci contrôle ay parti politique yoo xam ne seen intérêt parti la ñuy jiital ci intérêt askan wi loolu nag danañ ko leeral askan wi incha allah danañ defaat tournée ci 46 départements yëpp dem ci communes yi dem ci village yi leeral askan wi loolu bu ko defee nag askan wi wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk yaay xool par rapport ak lañ wax ak yow yaay seet la nga ca jàpp ni moo gën te moom nga gis ni moo gën a jub mooy njëriñu askan wi boobaa nga def. est-ce que mën nañu xaar aussi kuréelu maam ànd sàmm jikko yi bokk ci élection falum député yi ñu dëgmal. ànd sàmm jikko yi moom engagé wul ci falum député ndax ñun posture bi ñu am moo tax ñu mën a fédérer ñëpp ñu bokk ci pouvoir ak ñu bokk ci opposition te damay fàttali toujours ni ànd sàmm jikko yi am nañu bokk ci mouvance présidentielle boo xam ne ay membre fondateur lañ kon ñun nekkuñu ci posture boobu posture citoyenne bi ñu nekk rek moom la ñuy continuer di ko garder waaye terewul nag ma leeral ne ànd sàmm jikko yi li ko seq dafa doon ay mbootaay yu bëree bëri mbootaay yoo ko seq yëpp nag am nañ sañ-sañ ñoom bu leen neexee dem ci loolu jotewul ak ànd sàmm jikko yi dara sàkkuwuñu vote punitif musuñu ko sàkku yi tamit dañoo wax ni ñun danañ dem leeral askan wi ni assemblée dafa war a doon ay ndaw yoo xam ne dañ fay nekkal askan wi di déglu askan wi. acca Aboubacar Mboup bu ànd sàmm jikko yi moo doon addu wax na wàllu élection loolu lépp wax na ko ci mais ba mu waxee ba noppi sëñ bi Diakhaté lan nga mën a jàngat ci wax ji nga xam ne wax na ko. waaw xam nga wax ji dafa leer naññ nag parce que li mu wax dafa leer ànd sàmm jikko yi. daagaanul baatu askan wi xëccoowul ak parti politique yi dafa taxawee ndey ji seex nekk alerte c'est important te li muy alerte mooy li ñu moom te muy sunuy jikko li jéggaani jégg bitim réew bëgg a yàq sunuy jikko ñu xeex ko mu am lu ma d'accord ak moom ci ñiy tànnee député yi mu bañ a nekk rek apanage yu parti yi kese parce que niñ koy tànnee man démb rek maa ngi ciy waxtaan ni buñ demee élection bii incha allah te ni ñu changé wu ni ñuy soppikee dara du ci soppeeku parce que tànneef bi su baaxul tànnin bi su baaxul tànneef gi mënta gën te ni ñuy tànnee mooy parce que waraw gàddu bi majorité bi day tax après yow da ngay nekk député wu parti bi wala député wu coalition bi
bari na ci lool. boobaa mécanique lay doon. te su boobaa non majorité sax loolu la ba àddina toog ba loolu la mais dina am dayo joo xam ni am na fu ñuy toll yow di nga sóoraale sa bopp ba nooy doxalee moo taxoon ma jàppoon ni man nag dama contre ñeneen nañ respecter calendrier républicain man dama jàpp ni assemblée nii mu doxee. Sénégal yëpp mandoon nañ ñi tëggin bi baaxul. kon dafay waroon jar ñu toogaat xool tëggin bi xool tànnin bi waaye su fekkee ni soppuñu tànnin bi. ak koo mën a tànn buñ demee ci élection seetlu lii ma lay wax parti politique yi ñoo ci ëpp nit ñi fay dem assemblée nationale te ñaare parti politique yi même ci biir tànnin bi bu nu naxul suñu bopp ñaare du ñu xool xarañteef wala mëneef souvent dañuy xool ki gën a déggal kilifa gi ki dàq a tàccu ki gën a consort ba te nag pour man pencu ndaw réew mi dañu war a tànn ay doomu réew ñu xarañ ñu leen mën a taxawal toogal leen fa même bu la parti tànnee soo duggee da ngay summi mbubu parti bi nga sol ko ki wax ni man de xaw ma ko waaye bu ko bëgg a xam la ndax mu ngi delloo li ñuy wax mouvement citoyen place am ndax nag li xew ci réew mi nañ ko ñeme wax depuis mooy que ni da ngay mbubboo mouvement citoyen bu élection ñëwee nga taxawee taxawaayu parti politique c'est de l'hypocrisie keroog ca bés ba dégg naa ni ñu fay wax ay débat yoo xam ne bokkul ak sàmm jikko yi et loolu il faut ñu am le courage xam nga ni ñu amee man ci opposition bi laa bokk ni may ŋàññee nguur gi bu jàddee yoon noonu laa koy ŋàññee muy suma parti muy kujje gi muy fu mu nekk dans ce pays dafa am ñoo xam ne dañoo jublu ci législative ñu baal ma ñi bëgg a falu yëpp jëfuur fu ñu ko yaakaar nuñ ko yaakaaree demee ci et c'est là où c'est mauvais moo tax ma d'accord lool ak moom man de danaa dem bu dee cotisation la ci ànd sàmm jikko yi bu ma mënul teew itam di ci boole sama alal di ci boole sama xam-xam ndax dafa baax ci réew am ñu tëddee njaaxaanaay di mën a àtte ndax li dal réew mi léegi mooy ñëpp a far te réew mu ñëpp a far nag maandu ci dafay jafe atte bu kenn dul ki dafay am problème ba tax na même sëriñ si ñu ci bari dañu engagé wu jël des positions te jàpp ma ko ku am njaboor gu tasaaroo waroo di féete wala di ko fesal ndax bokk na ci li tax weg gi dana wàññeeku looloo am réew mi daa tumuranki kilifa amul benn source buy décider dans ce pays te doo gis ku ŋàññi ku ne nag daf muy métti lool amoon nay jamono bu dee ab nga seetlu sunu maam Abdou Aziz Dabakh su mosaan wax day yóbbaale ñëpp kersa gi dem na worma gi dem na réseaux sociaux yi xale yi sëriñ day wax ñu jóg saaga ñu xoojar bi moo tax am saan jikko yi man dama ni état da leen war a renforcer accompagner leen ndax dëkk bu jikkoom nërmeelu développement am du sori waaw xam nga yaa ngi ko wax nga ni réew mi dafa tumuranke kilifa waral sax ànd sàmm jikko yi ak yeneen ci ay kilifa di xeex wàllu góor ji maanaam xeex bi ñuy xeex góor jigéen bi boroom ñaari tur yi ñu baal ma est-ce que ñoom fi mu ne nekkuñu sax boog di gën a jox dañ koy promouvoir xam nga ñun ñi jàng communication am na mbir boo cay wax di ca wax su yàggee yaa koy bàyyiloo xel ñenn ñi dama ne dëkk Serigne Touba gii dëkk maam Alaaji Maalik gii dëkk maam Limaamu Laay gii bëgg fee xelaat ni loolu dana dox danañ jéem nag nu ne ndax itam nag pour man li ñu ëpp solo mooy nañ gën a jox cër éducation yi ñuy yar sunuy njaboot waajal leen par rapport ak technologie bu bees bi nan lañ ciy duggee mais wax bi sax à la limite tu te demandes est-ce que amul ñenn sa ñoo xam ne dañuy ne dañ koy xeex mais le fait qu'il en parle est-ce que duñ ko promouvoir pour man sur la stratégie war nañ ko xoolaat parce que coow li bari na ba mbir mi nekk un phénomène au Sénégal ñi koy def ñu war a contrôler ñu war a daan lañ ñu war a bundu xataal lañ mais ñun ñi nga xam ni itam ñoo amoon sunu mbir wàcc sunu ànd ndax réew mi nag daa amoon lu mu baaxee léegi waxuma la sa xeex loolu léegi sa daa mel ni dañuy dem ba sunu tarixa yi sunu wasila yi ñu ngi leen ñuy bëggal ñàkk loo fayda loolee te nag loolee moo jur jàmmu Sénégal man de laay wax et je l'assume entièrement man sama àddina yëpp damay ñaan bu ma doonul murit niru ko mooy mooy suma objectif dans ma vie ba lépp lu may dugg muy politique ak muy leneen dama bëgg jukko jooju làmboo murit di xeeñ murit ma koy jéem a niru lu te loolu nag ñun ñëpp la interpellé donc daal sur la stratégie pour man nañ ko xoolaat sinon donte ñu ngi koy bëgg a xeex waaye mel na ni ñu ngi koy ubbil boulevard di ko siiwaloo ci réew mi di ko siiwloo ay ñoo xam ne xamuñ ko woon te mosul nekk seen i yitte yàlla na fi jógee yàlla bu mu fi jib ndax réew mu jib jàmm du fa am tawfeex du fa am. aywa macha allah di rek Moussa Diakhaté mooy sunu gan ci hashtag news législatif yi cof nañ ci lëf dinañ ci delluwaat bu baax a baax waaye dafa am xew-xew bu mag bu fi am talaata bi nga xamante ni moom la ñu génn mu di daloo gi ñu daloo stade bu yees bi stade olympique bu Diamniadio stade maître Abdoulaye Wade dañ ñu woon stade du Sénégal
tur yi bari na waaye ba ñu mujjee wax de ñu gis ab plaque moo di ni stade Abdoulaye Wade en 48 heures presque ñu tuddee ko tur bi nga déggee tur Abdoulaye Wade bi d'abord stade bi. en tant que jeune. qu'est-ce que ça vous dit. alors stade bi en tant que jeune dama koy rafetlu lool benn li ma wane si mooy ni bu ñu farloo lu ñu bëgg def ko. bien sûr. stade Olombe 13 ans te pareegul. bu Cameroun presque 250 milliards pareegul. bi en 17 mois. donc ñoom li tardé yëpp kon li may jàpp mooy ni lu ci bari ñàkk volonté politique la biñ ko bëggee sabab lu ànd ci sotti na waaye ñu rafetlu ko lool demaguma fa nag. demago waaw ndax invité wu ñu ca ba ñuy def man ak sama parti waaye teewul du ñu rafetlu ko lool. waaw ñëpp politique yëpp nee nañ presque invité. waaw mais ñu rafetlu ko lool. xëy na njuumte la xëy na politique la lu ci mënti am. lu rafet moom daa rafet lu rafet nga ciy wax. stade la boo xam ne ni dafay honorer bépp africain li. Infantino wax président FIFA. kuy doomu Sénégal sa xol war na bëgg. li président CAF wax. kuy doomu Sénégal sa xol war na bëgg. daa am jamono yoo xam ne bu taxawee dañuy fàtte farfarloo dañuy fàtte politique. te yëkkati li ñu moom. muy Sénégal ak nation. donc dama koy rafetlu lool rafetlu aussi li nga xam ne ni président Macky Sall def na ko. muy tuddee ko le président Ablaye Wade ndax président Ablaye Wade lu ko waay tuddee ci réew mi jar na ko mérité na ko surtout nag ba mu tuddee président Abdou Diouf. tuddee le président Makhtar Mbow. tuddee le président Ablaye Wade rafetlu la beneen image lañ wane ndax liñ daan gis Afrique ci diggante président ak ka ko remplacé mooy xaxarante mooy coup d'état mooy saagante mais li ñu gis ci Sénégal taaral na dama ni Macky Sall def na acte président Macky Sall ku ko faral di xaxar laa di sànni xeer laa. waaye def na acte bu rëy acte boo xam ne ni sénégalais bu nekk war na ko rafetlu ngeen la bijou bii nga xam ne ni waxuma ko président FIFA moo ko wax bokk na ci stade yi gën a rafet ci àddina ndamu Sénégal la nañ ko sàmm noo ñu ko defee nag ci stade bi noonu lay ñaanee président itam mu defee ko ci abri provisoire yi jàngukaay yi parce que tam loolu mooy développement réew mais bii nañ ko rafetlu bu xool ndaw ñi sunu lions yi mérité nañ ko sunu sport mérité nañ ko sunu réew mérité nañ ko bés boobee président Macky Sall taxawal na Sénégal taxawaay bu rafet xar-xanu Sénégal rafet na dañ koy rafetlu donte nag bëggoon naa bokk ci ñi invité maak président Pape Diop. ndax ku tuddee Ablaye Wade rek daa mel ni ñun nga sagal ñun ñu màggee yow fii wax nga valeur Ablaye Wade tout à fait màggee ci keppaaram du mu dëñ nekk ci moo PDS oui boobu ba mu jeex kii sama kilifa di président Pape Diop dafa def kilifa président Abdoulaye Wade booy wax ci moom bu ñu sañoon fekkee ko mais dama naan fattu la ndax bi fekkee ni Lions yi bi ñuy ñëw ay na yéwén président yëgal na président Pape Diop mu ñëw aéroport bi ñu koy décorer président Pape Diop maa ngi moom mii ak délégation accompagné ko dem palais. kon damay jàpp ni bii xëy na fattu la wala leneen la dañuy rafetal positiver. parce que feetu Sénégal la. mois février bi daal. bu dara ñaaw na lépp rafet parce que le 6 février dafa war a effacer dafa am jamono yoo xam ni réew daa am yoo xam dañ koy teer yëkkati seen réew. parce que raaye Sénégal ñun ñëpp demoon na ba affecté yu jàppoon nañu Sénégal yi mënul réussir. dëgg la ndax Coupe d'Afrique bi ñëpp yaakaar nañu defet. ñu am lu ñu déclic. ba pare ñi ko def xam naa dina ñëw ci symbolisme bi. ñaar ñi ko def ñaar ñi nga xam ñu gën a marqué équipe bi muy Sadio Mané muy Edouard Mendy. dama bëgg xale yi roy ci fa ñu tàmbalee ak fa ñu agsi. Sadio Mané ci match bi nga may ma fa lay terminer ci stade bi. mbëkk nañ ko Sénégal yëpp tiit mu jóg ak mbëkkam ak miiram dugal door a génn kooku ndaw bu nekk dans l'entrepreneuriat ci loo ne su méttee bul bàyyi téyel c'est la grande leçon que j'ai apprise. stade bi daal bijou la Afrique yëpp ñeeneen ñu ci. ngel la nañ ko entretenir. ngel la buñ fa dem. sama classe gii ak ñi sant Cissé di lekk seen pain ndambe di sànni këyit di ci suuf. am na restaurant bu mucc ayib. nañ wan à la face du monde que mérite nañ stade bi. mérite nañ ko nee nga bu kenn yàq waaye vidéo yi ñu jot gis de xamuñu fekk la am du fekk dinañ ko vérifier bu baax a baax waaye loolu stade ba la ba ñu fubalee ba noppi maanaam ba ñu defee inauguration ba ci ëllëg sa la ñu gis de tey na xel lool. vidéo yi ñu gis tey na xol lool kenn balewul kenn fabarul kenn deful dara te. nee nañ am na ay stade am na lépp loo xamante ni war na ko mën a ànd ak stade bi ngir mu mujj ayib la nga wax nii loolu la ñu war a def waaye li ñu mujjee gis moom en tout cas j'interpelle le président c'est que nag parfois aussi Sénégal ñun dañu soxorante suñu biir gis nga am na yoo xam ne ni kenn war ko wane da ngay nëbbal sa askan parce que ñun àddina moo ñu doon seetaan waxati ko même bu amee waaye waxaatal loolu malheureusement dafa am ci sunu métier mi muy journalisme bi dafa am yoo xam ne nii dafay interpeller fibre patriotique bi bu xewee ci sa réew da nga ko koy nëppal te alerter comme nii ñuy def nii wax ni stade bi mooy sunu bijou mooy sunu diamant ñëpp ñu naw à travers le monde ngeen la di génnee image yuy ternir pour stade bi moom du ndamu Macky Sall
ça dépasse le président, excusez-moi, madame Macky Sall, le président Macky Sall. Mais ça, c'est le peuple sénégalais, c'est la jeunesse sénégalaise. Soo gisee am na benn vidéo bu may gis benn xale xaw ma naar la xaw ma. mais yuuxu yi mu yuux sama yaram da cee daw. maman on l'a fait. waaw parce que boobu waa Afrique ñëpp man sama xarit yi nekk sous région bi. ñëpp étaient des Sénégalais jour match boobu. jàppale ñu stade bi sama li ma lay wax ni ci Olympe bi. suma benn xarit moom woon benn vidéo bu Camerounais di kañ Sénégal ne en 17 mois ñu def stade bu mel nii président Macky Sall ba pare jël tuddee ko. président bi nga xam ne moom la remplace te ñu amoon ay problème muy kañ Sénégal loolu daf ci neex donc ñun ñëpp nañ ci sàmm attiré waat état mu jël s'il le faut benn structure bu yor nettoiement bi ak entretien bi ñu bañ ko def mbiru politique. Surtout mu nekk yëfu Sénégal ñun itam ñu def ko suñu yëf ndax je rêve fii ñu seetaan fi Brésil bu ñëw football si waat fi fii ñu seetaan fi l'équipe de France bu ñëw fulaat parce que on a rien à envier à personne loolu nag moo tax ñun ñëpp ne ñaaxandoo invité aussi ñiy def vidéo yi malheureusement on est un peuple de buzz. C'est dommage. Voilà voilà mais bon comme am na Wave Radio ak ñeneen. dinañ sensibiliser. mais vidéo yooyu aussi ñu servir ñu de leçon. que ñu taaral sunu dëkk. suñ nekkee sunu biir nag suñ amee lu ñu waxante sunu biir ñu waxante ko mais daal nous avons tous l'obligation Sénégal ci biti ku nekk jox ko image bu rafet boo xam ne nii ku ñu gis naw na. du ñu yàq stade bi du ñu yàq la fa am comme ni nga ko waxee dañuy positivité mais problème volonté aussi dafay ñëw foofu. kon mel na ni ñun ñi ñu jiite rawatina Macky Sall kon lu mu bëgg rek lay def. mel na ni loolu lay niru nag ndax bi mu ko bëggee ci 24 mois mu def ko ci 17 mois moo tax ma koy ñaan yàlla na ko yàlla xiir mu bëgg lu jëriñ askan wi. parce que président Macky Sall dama jàpp ni day jeexal mandat loolu laa foog ñaari at ko dese ñun ñi bëgg a taawu li muy yor ngel la bu ñu yàq. li fi jot a am ñun itam ndax boo ko yàqee li ngay doon du baax moo tax ñuy ñaan yàlla xiirtal ko ci li muy def mu nekk luy jëriñ askan wi kese mu puukare bañ ko jiital politique bañ ko jiital mu terminer en beauté pour man fa lay woote nit ñi xeex beeg toj beeg yàq bi ñun itam ñun ñuy opposé wu ñu moytu ko lu bari di profiter di lancer un appel au monde de l'enseignement. ces patriotes nga xam ne ni ay jàmbaar lañ mais nañ xalaat sunu doom yi. nañ xalaat avenir u xale yi. te bañ a topp parfois yenn position nguur gi moo tooñ sur toute la ligne. tant xam lu bii signé ay accords yoo du respecté loolu bokk na ci enliser situation bi mais comme jàngalekat xol la koy defee patriote la mooy papaay ki muy jàngal. ñu ngi koy ñaan moom itam mu xalaat avenir u xale yooyu te bañ a topp rek état bi ni ñu taxawee di ñaan état bi aussi mu def beneen effort. def beneen volonté parce que réew boo ko bëggee taal boo ko bëggee toj soo ko bëggee nërmeel bul def bomb bul yàq bul toj fexeel ba njàng bi nërmeelu bu njàng bi nërmeelu avenir am sombre kon donc maa ngi ñaan vraiment président aussi ni mu amee volonté defar stade bi ne dinañ defar yenn ay stade ci département yi na amee volonté loolu ci enseignement bi enseignants yi aussi amante volonté noonu su ko defee njàng mi avancé réew mi gën a jëm ci kanam. yaa dugg ci enseignement bi dama fay des taxaw xam nga bu ñu dellu dem ba toll foo xamante ne gouvernement scolaire bu Dakar du ñoom sax du ñoom rek mais ñoom lañ ci gën a fësal mais booy xool Sénégal gi yëpp xale yi wàcc nañ ci mbedd mi bu ñu demee ba tollu foofu ñu dem ba ni nguur gi mi ngi tàmbali def ay jéego ñu ne déetawaay santé ànd gësam fàqi fële ca làng ni ñu nit ci la ñu bokk. waaw xam nga dama ko waxoon moo tax lu waay di wax rek na nekk lu mu gëm kaddu yi dama ko waxoon en 2011. ñoo war a jëm élection 2012. maa ni gis nga loo politiser gis nga ci loo jaar ba falu di nga ci jaar ba folleeku. jamono jooju ñu politiser santé bi politiser éducation bi yaakaar ne Ablaye Wade lañ koy def te je le dis ici et maintenant li Ablaye Wade def ci njàngale. amagul président de la République bu ko ci def. en terme d'avancée et consort terewul ñu jóg santé bi jóg ku nekk jóg ñëpp ni non c'est contre Wade je dis tant que syndicat yi génnewuñ leen ci politique bi mbir mi du dox mel na ni c'est les mêmes choses qui reviennent ku falu nag ci fitna ngay folleeku waaye dama ni man du ma ñaanal loolu président Macky Sall damay wax ni les syndicats nañ leen sensibiliser ñu toog ñu ubbi des espaces de dialogue parce que li gën a métti ci àddina mooy fin de règne ñi la ragaloon ñi la rusoon ñi la yaakaaroon ñëppay jóg fi pondoo mais nag du noonu la ñuy defaree réew santé bi ak éducation bi def na ci ay jéego quand même honnêtement il faut le reconnaître mais doodul doy parce que des secteurs yoo xam ne ni sunu réew ak budget attunu loolu mais yëg bi ak waxtaan wi man laa dul mënu nangu
ay syndicat ni état da leen tànqamlu du ma ko nangu. dañ leen war a déglu parce que dañ leen dénk pour ñu lijjanti loolu. di ñaan itam waa santé waa éducation li ñu leen joxaguma kas néew su dee mën nañ ci téye ndik ba année bi mën a sauver. ñu ubbi nag ay état dama yàgg ne ay assises de l'école. ut suñuy école yu nu moomal suñu bopp ndax sàmm jikko yooyu foog jikko yi delluwaat ci école bi ci wàllu woowee dinañ ci ñëwaat Moussa Diakhaté di rek porte parole bu Bokk Gis Gis way waxtaan wi moom macha allah fi ne nii am na solo te dugguñ kat ci wàllu politique Babacar ñu dem pause ñëwaat. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ñaar yu tomb ñett seen émission Hashtag News dimanche ñaar fan ak juróom-ñaar février 2022 di ci daal rek Moussa Diakhaté di porte parole Bokk Gis Gis bu président Pape Diop. yaa ngi ñëwoon léegi ci sàmm jikko yi ni nga ko waxee ak man dégg-dégg ba ma ci am mooy que ni maanaam sax faw ñu laal ni sax même la ñuy jàng dañ ko war a xoolaat. mais la ñuy jàng moom mooy cëslaay gi ñun école bi ñuy jàngee yow nga jàngee ci man ma jàngee ci mooy école de Jules Ferry te Jules Ferry moom moo ni yàlla génn na ci école bi c'est une école maçonnique non c'est ça li ñuy jàngal xale yi di leen jàngal ay révolution Rome ak ay jàngal nañ jàngal xale yi sunu aada te moo xam catéchisme moo xam alxuraan ci ay di gëm yi na njëkk ci dënn sunu ay gone amuñ problème mu journaliste bu jub lañ am problème amuñ problème mu comptable bu jub lañ am problème et loolu jub jikko la du technicité du lu ñu jàngal nit lu ñu yare nit lu muy nàmpale nit la sëñ Fallou am na loo jomb am na loo rus am na loo ragal fekk tefuñ loolu xale bi màggee loolu day am problème loolu mooy suñu problème mu réew mooy problème mu jikko lañ am te jikko nag ñu ngi koy tabaxee ca xale ba ca kër ga ca ba muy nekk gone ci nga koy tàmmal yenn nii defal ko donc suñu école lañu war a tëbbaat lañu war a tabaxaat fekk àgguñu foofu danañ roy waaye roy du nii roog dàq roy du nii roog pire loolu nag pour mu am dafay laaj courage politique dëggantaan jaay ñu remettre en cause lu baree bari et loolu day demander temps waaye malheureusement ñun ñii politique dañ ànd ak benn égoïsme dañ bëgg li ñuy liggéey fruit bi feeñ ci jamono ji ñuy liggéey pour ñu mën ko jariñoo moo tax ñuy def ci taf yëngal di naxee consort mais li ëpp solo te loolu foog àgguñu foofu koo xam ni li may faral di wax ni deuxième mandat intéressé wu ko ñu tudd turam léegi intéressé wu ko mais bu liggéeyee defar rupture yi war ci réew mi dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans kenn du mën a fàtte ab turam donc foog ñu tabax suñu école y a une école au Sénégal mais nous voulons une école du Sénégal et des Sénégalais. sax wax nga assise yàgg nañ ko fi def même assise de l'éducation ci jamono yi dem si yàlla si Iba Der Thiam mais daf mel ni furaas amul lenn loo xamante ni maanaam jëmmal nañ ko ci daanaka au contraire njàng mi sax day gën di deltu ginnaaw ñuy indil ay programme mu sëy damay wax sëy way chat par chat di ko dugalaat ci biir ay curriculum beeg ak it ñoomin seen est-ce que assise ñoo régler problème yi. waaw assise mooy étape bi ensuite bi ñuy financer éducation ku la abal gët fu ko neex nga xool jeex na mais ñoom dañ am seeni objectif et consort moo tax assise yi sëriñ si dañ cee war a bokk gis nga Sénégal gii ñu nekk du jëm kaw mukk fekk joxuñu kër diine yi taxawaay bi ak dayo biñ ci war man dama bokk ci gëm ni bu Macky Sall seeti woon Serigne Saliou dem seeti sëñ Mbaye Sy Mansour dem seeti Limamou Laye dem seeti waa Niassène dem seeti jàngu bi ne àll bii ma gis dama bëgg fii ak juróomi weer ñaan leen joxe jumtukaay ñu bay ko balay juróomi weer ñu am révolution agricole gis nga taalibe addiya moo ëpp doole impôt ci Sénégal da nga koy joxe mu lay neex nga koy joxe boo lox joxe ren bu dee nga jox loo gëm impôt da nga koy fay di siisu léeg-léeg sa nga naxante ji bañ koo fay kon donc nit day tàmbee ci réalité am loolu moo tax man la ne école bi ñu am tant que moomuñu ko tant que jëluñu ko tant que tàmbeewluñu ko duñ dem seetal le modèle de réussite dans nos sociétés kuy jóg luñ koy tuddee ab bawal fu muy tàmbalee fool ay pot fool ay pàkk ubbi ci pàkk lu kenn soxlawul de la récupération mu defar ci pàkk tabax ci kër te paas ci dem ci il faut que même entrepreneuriat bi léeg-léeg damay joxe ay cours d'entrepreneuriat boo ma fekkee sama cours journalisme ak xale yi da nga yaakaar ni parce que ci jikko lay waxee ak ñoom parce que technicité bi ku taal internet fekk ko fa waaye soo amee technicité bi te làmboo jikko bi mooy waral li ngay dóor yi ngay dégg ak bës bi ngay dox ak doo jomb doo rus doo ragal ak même boo xamee donc moo tax ma gëm ni assise bi am na solo mais assise bi dañ koy faussé su fekkee ni laytaay gi dañ ko wuute mooy li nga xam ne ni mooy sunu cëslaay moo ñu dajale ñun ñëpp tey ñu ngi fii maa ngi yow di wax mën nañoo bokk fu ñu far
waaye bu Kazu Rajab jotee maa ngi ñooy laxasaayu dem kër sëñ Fallou defi ñaan yenu bool ya def gis nga loolu mooy la réalité sénégalaise il faut que ñu tàmbalee foofu suñu bëggee defal suñu réew. Moussa ni ma la déggee nii am na maanaam waxtaan wi am na solo trop am na lu fi génn léegi li ma fi mën a jàpp jàngat ko càmbar ko génne ko mooy que ni mbubb mi ñu sol moo dul suñu mbubb. danoo àbb mbubb jàmbur la ñam. moo tax ñu complexé moo tax ñu complexé. soo tuumee ci tubaab sax damay gis ñu lay reetaan. mbubb nag dégg-dégg lay am. waaw moom la mbubb mi ñu sol moo danoo àbbi mbubb moo tax ñu réer fa nu jógee du fii fa nu jëm du foofu te Cheikh Anta bind na ko sëñ Moussa Ka liyaar na ko sëñ bi nañ décomplexé wu. billaay nañ décomplexé. tous ces intellectuels on te parle de parchemin de diplôme mbir mi du foofu mbir mi du citoyenneté mbir mi ab taalibe la day dégg nag lay laaj. déggin lay laaj. ab taalibe am na lu muy jomba def am na lu muy rusa def am na lu muy ragal a def. dama ne gisagoo ab daara bu jóg ne ña ngay marche. la ñuy teg taalibe ca daara buñ ko tegoon élève mu faatu. te xale yi daara boo ko gisee doo ko laajte ci lu mu nekk raw. nañ tibbee foofu te bañ a rus gis nga sëñ bi. soo génnee ci réew mi dem nga nekk li ñu bàyyi fii moom foofu la ñuy fekk. moo tax nag ñu war ci nàmpatal. man ni xëy na maa ngi sant samay wayjur ndax nag am na lu ma dalal te maa ngi fexe samay doom raw mu ci wàllu woowee mooy ci li ñu moom ñu nàmpatal ci sunu njaboot looloo tax réew mi tas xale yi léegi yow bu njëkk ñeme woo woon di añ te doo jàpp bool ñeme woo sa loxo àgg ca digg ndab la daa ko gi naan monsieur Ndiaye monsieur Diakhaté boo gisaan sa monsieur da nga daan daw yooyu yëpp mooy soubassement su cëslaay gi moom moo commencé dëñ ku la jàngal métier foo ko seen da nga koy tarbiyu nuyu ko jox ko loxo jox ko àllarba nuyu murit gi amatul léegi xale yi dañuy joxol bi dama seetaan télé bi je suis contre président Macky Sall ànduma ak moom maa ngi ci opposition mais da ngay dégg xale yi wax naan ko Macky Sall yow la ñuy un élève il parle ainsi au président mais fu mu ko jëlee ci mag ñi ñun ñi sax dañuy jum wax président ni non excusez nous monsieur le président yooyu yëpp mu nekk loo xam ne nii foog ñu tëggaat mbir yi te tëggaat mbir yi dañuy joxaat kilifa diine yi seen place waaye ñoom itam ñu sepp seen loxo ci parparloo gi parce que pour nga mat seede pour ñu mën a ñëw wéeru ci yow ngella bul fësal fa nga far ndax ñoom ñoo war a mbubboo ñëpp moo tax waaw ndaxte doguma la mais péete googu ak parparloo googu moo indi miine gi nga doon wax sànq ba ñu dugg ci réseaux sociaux di wax yenn yi kilifa parfaitement moo tax may ñaanal sunu kilifa yàlla na surtout ñu mag ñi parce que nag am na ci ñoo xam ne parce que mbir mi sëñ bi neexul naqadi sëriñ du sant Jaxate wala sant Seck wala sant Mbàkke wala sant Si jikko la gis nga dëkk sant tur dëkk ci kër juddoo ci kër ko man mën ngaa dëkk Touba te yaroo woo Touba déggoo ma wax ji bu baax sax waaw yar gi mooy li ëpp solo mën ngaa bañ a dëkk Touba te yaroo am yarok Touba daf ci bari aussi des marchands d'illusion neexul mais dañ koy ñeme wax gone ak noo mënti sant sa wàllu mooy nga liggéeyi foo mënta bokk nag ak loo mënta doon day gis ay xale yu ndaw soli mbubu yu diis kaala wu toog di laaj adiya Sëriñ Tuubaa ci liggéey la ñu woo ak jaamu yàlla ku ci génn nga ci yoon wi dëgg la ndax ñeme nañ ko wax bëgg a faloo tax léeg-léeg ñu koy ragal a wax di wax lu dul dëgg dëggay njëkk dëggay mujj même par moment s'il faut être impopulaire tegul ci dëgg ndax mooy mujj mooy njëkk ndax yàlla noppi na ñun nag dañoo gëmatul yi dañu gëm yàlla waaye dañ ko wóolootul merci ndax yaakaar naa man sama pal dafa dépendre ci yow wala gis nga li nga ma yoreel ngay daw ñëw andiku ngay xelu ñëw ngay mer andiku dana njëkk si yàlla noppi na ku ne fa nga war a naani sa kaasu ataay bu dee da nga assemblée man am naa fa kaasu ataay en tant que député kum neex kum nax dinaa ko bu fa neewul nag mënumaa wax nit ñi bàgg fa tant que tolluñ foofu ci dogu tolluñ foofu ci dox pour man day des tolluwaay la mu di seen émission hashtag news macha allah tey moom professeur moo fi toog du politique bi waaye nag dañ naan sarax dugg ci politique bi. ayca dugg demoon nañ ci local yi ñëwoon nga fi de. ñëwoon nga fi wax sunu parti. bokk gis-gis. wóor a wóor bu wóor a wóor. local yi biñ ci génnee. nan la demee d'abord ci yéen waa bokk gis-gis macha allah. waxoon na alhamdulilah ku suivre sunu campagne. d'abord sur Dakar parce que man j'étais le mandataire du candidat Pape Diop. Effectivement. defe naa ne ñëpp d'accord nañ ni en termes de programme en termes de campagne il fait partie des meilleurs programmes et des meilleures campagnes mais nag du ñun ñooy tànn jongante looluy démocratie da ngay ñëw wane ni bëgg na bàyyi gars yi tànnal seen bopp bi yàlla tànn nu Dakar nee nañ Barthélémy Dias la ñu wóolu dénk ko seen mairie
am nañ ci droit. ñun li ñu waroon mooy daagan baatu askan wi ñëw laaj ko def yëfi nit ba yàlla mu def yëfi yàlla. terewul wax naa la ni ñu demee woon nit ñu boddee woon ci wàllu. ma waxoon la fii ne la dëkk ya ma la waxoon lu ma la ci wax. bu ñu àndoon ak wàllu ñoo koy gañe. ku ne dana jànge ñun am nañ juróom-ñeenti mairie ñaari ñoo nekk nag en recours parce que wax day leer. sept yi moom wóor na ñaari dañ dugal recours. ñu ngi ci liggéey voilà ñu ngi ci 6 département lañ demoon ci 6 département am juróom-ñaari mairie ci parti cote bul fàtt ni Dakar ñun cote ñoo demoon wàllu coalition la. bunt bi coalition la. yeewi coalition la. 2035 coalition la. Benno Bokk Yaakaar coalition la. kon kay bu ñu demee en plus de ñun dans au plan national 80 et quelques mille sur 6 pour man def nañ bon bu mag nit ñi xam ne ñu nekkee bokk gis-gis parti la. ñi ñu doon xeeb ñu doon consort nangu nañ maintenant démocratie mooy boo demee jongante ñu gañe la da ngay féliciter ki gañe waaye yow itam nga bañ a naagu dellu sa kër xool lu tax woteeluñ la ñeme ko assumer teg ci table bi tey jii la ñu war a def ñun réunion d'évaluation deuxième pour xool lan moo doxul. suñu biir ñu nangu ko bu dee Moussa Diakhaté nam doxee la bu dee Papa Diop nam doxee la ñu ñeme waxante dëgg parce que looloo manqué ci parti yi raayantee ci am wala di wax la neex kilifa gi lii dëgg nag moom ku ko ñeme doo bari mbooloo de. waaye saa yoo tëddee nelaw doo biddanti mën nga bañ sa fallu ndax fallu moom mbir yàlla la. yàlla ay fell ci leeram. dugal ko ci doomu aadama. moo tax ñuy ñaanal le jeune Barthélémy Dias sunu xarit di ndaw. yàlla na woon bi woyof liy Dakar di xaar ci moom yàlla na ko jëfee. aywa wax nga ni macha allah ko bëgg ngeen bu baax a baax ci parce que mel na ni seen i illa romb ngeen ko sax seen objectif daanaka romb ngeen ko am na leneen loo xamante ni phénomène la phénomène yeewi mi nga xamante ni li mu am ci ndam. pour yow lan moo waral loolu. li tax yeewi cette victoire écrasante de yeewi. benn la qualité de la coalition. yeewi c'est plus de 20 et quelques leaders. du nooy caaxaan. ñaareel bi ils ont misé sur une touche jeune. ay ndaw ñetteel bi wax dëgg yàlla terrain bi gars yi di xeex sur le terrain li ci ëpp ay éléments wala ñoo nekkoon ci terrain bi politique amul naxe ku la ëpp nekk ci terrain bi moo la ëpp moom la gars yi fay rek après ba pare nag mu am ñu mere woon régime président Macky Sall ñu ci bari dañoo voté contre. am na maire man am na gox du ma tudd parce que dañ laa bàyyi tudd gox bi. gox boo xam ne nit ñi voté nañ maire bi après bi ñu faloo lañ ma woo di ma laaj. vote sanction maire bi nu mu tudd. c'est au Parcelles Assainies tout sauf Moussa Sy mu baal ma ci wax ji. bu dee dérangé na ko dégg naa ñu ko wax. duñ ko voteel dem voteel Yewwi Askan Wi sëñ Jamil Sané moo fa nekk maire xaw ma ko nag. miinu ma ko mais nit woo na ma ni ma xam ma ko mais dafa voteel Yewwi. donc sanction vote défaut bi am na. beneen bi aussi qualité parce que Yewwi aussi bu leen fàtte ni c'est une très grande coalition. ta tuddal ñi ci nekk. ba pare mu am ci aussi li may wax un rajeunissement de leadership. Bart sama génération la. Sonko moom mu mag tuuti. Samb yéen a ko mag. mais ki gañ a Diouf sax. waaw oui c'est mon jeune frère. voilà moo tax ma la yaa ko mag. xale bu ndaw mais ku am yar. xale bu am yar jël naa ko fi xale bu am yar. xale bu may ñaanal yàlla may ko mu yeggali. comme yoon parce que ku am yar la et puis c'est la relève. c'est ça de la générosité. à Yewwi y avait aussi de la générosité. déggoo leen ñu xëccoo ci may nekk fii du ma nekk fii. ils ont su régler ça en interne. pour man coalition bu nekk war nga jàngee ci Yewwi. ba pare au niveau du Benno Bokk Yaakaar ñoom itam. boo seetloo président moo tabb. waaw. moo tànnal nit ñi mu de ça fait beaucoup de frustré am ñu ñemee wax ko ca kaw. am ñu ko waxee am ñu ñemee wax ko ci suuf. am ñu seetaan sax. moo leen topp ba nii. moo leen topp. donc Yewwi pour man c'est un cas d'école man bokk. dama ciy jàng. parce que man aw ma complexe su may xëccoog nit mu raw ma dem jàng ci moom ndax bu ëllëgee ma raw ko wala ma tolloog moom man c'est ça ma philosophie. ni Yewwi def man ça m'intéresse en tant que communicant ça m'intéresse en tant qu'acteur politique aussi ça m'intéresse. moo tax maa ngi gëstu maa ngi waxtaan ak ñoom. pour xam seen i xarxa fuufa. fu ñu aw ba agsi mais il faut les féliciter. Yewwi dafa def ba pare beneen lecture ma ñu def Yewwi dafa jël presque les grandes villes. boo seetloo les grandes villes président Macky Sall def fi dara. boo te en terme de réalisation. non àll bi def na ay réalisation te nee na foofu daan perte ba léegi. voilà non àll man beneen lecture bi ma ñu def. froide et propre mooy lan la président Macky Sall defal Dakar. lu dul dàq sunu maire tëj ko. jël sunu aéroport yóbbu. non je veux dire. parce que loolu aussi day jouer. nous avons des villes des grandes villes Vestus. yu yàgg dans ces réalisations néew na nga tudd lu mu def Thiès lu nit ñi mën a yéem nit ñi
les grandes villes yi mu ñàkk yu ci bari du mën yëpp noonu la demee sur Ziguinchor il faut l'accepter jamono ju nekk yàlla day jël lumière am kum ko nit ànduma ak Ousmane Sonko je partage pas beaucoup de ses méthodes ànduma ci ak moom mais nit ñi nangu mais yàlla ko yàlla nangul moom la yàlla nit jant bi ci Ziguinchor ak ci Bignona et beaucoup dans le Sénégal il a une bonne frange de la jeunesse loolu nit da koy nangul nit yàllaa koy def yàllaa koy defal nit soo ko nangul da ngay kañaan xolu kañaan dali day reyee nangul nit di ko yàlla may góorgóorlu ñaan kii maye te jeexalul mu may la ëpp loolu lii de laa jàpp ni mooy miracle wàllu yeewi waaw miracle bi am na lu ci feeñ loo xamante ni dañ ko doon sax ñu ngi doon alerté naan bu ñu deful ndànk votre sanction dina am te ci li nga jàngat nii ci ni nga ko expliqué loolu am na ca ndaxte loolu war na mën a tax yéen opposition bi ngeen ni gong rek commencé def ni déedéet Macky Sall est majoritaire Benno Bokk Yaakaar est largement majoritaire dans ce pays mais nag am na avancé mais ndax opposition bi ñoom seen position personnelle wala de groupe moo leen intéressé wala fexe nu ñuy wàññee dooli Macky Sall pour gagner ko moo leen intéressé bu leen intéressé foog ñu def ñoom ab say fàtte seeni bopp j'en doute fort parce que gis nga waxtaan da nga koy ñeme j'en doute fort bari na lu bari comédie la ca kaw lañ ko wax mais gëmuñ ko. loolu boo ko waxee ma gëm la ndaxte toog nga fii ak wàllu. tout à fait. ni ma dama ko gisoon wax président tak moo tax ñu génn. carrément. parce que wàllu it booy xool. waxuma ni la ngeen ci génn tax na de mais bokk na ci li tax wàllu kenn wàlluwu ko. non mais wàllu d'abord le PDS bi nekk machine bi niñ ko doxalee moom ñu baal ma. li tax ma ciy wax dama cee bokkoon. le PDS mérite mieux que ça. ku ca bokkoon ñu dem élection jamono ji bu ñuy waxtaan. ci ñi toj élection yi. PDS da ci bokk spectateur rafetul. PDS c'est un grand parti. Ablaye da ci bàyyi léppam. munuñu ko man munuma awma doole yi contre PDS mais je suis contre l'injustice. looloo ñu taxaloon ci yeewi bi itam ñoom ñoo raw mais bu ñu naagu. ku naagu daaw. bu ñu naagu de te ñu bàyyi gët bu baax parce que ki ñu ko seqal daa mën a politique. muy président Macky Sall. je donne l'exemple ñun élection 2014 on avait 25 maires yi ñeenti at lañ ci dawal yoretuñ benn. ñëpp dem nañ fekki Macky Sall. ci stratégie rek. wala wax li. stratégie politique. te ñu ngi koy gis ñu bàyyi ci xel. ba pare législative yi. leneen lu waaye wax lu dul say mu ngi waxu parti wala waxu position soo ni say nag kalaasu Moussa Diakhaté yi dañu xool ndax bu ñu demee say ndax danaa bokk mbir mi du bokk mbir mi mooy am une force très forte pour am contrebalancer le pouvoir ndax réew looloo koy doxal am opposition bu dëgër am pouvoir bu taxaw mu am des débats d'idées ci loolu ci la jongante bi di génn ak démocratie ndax danañ ko def ma rêvé waat rek mais très franchement. yaakaaruma. législative yi dinañ ci ñëw laata ñu ci dem dañuy ñëw ci kaawu Guédiawaye it xam naa war nga ko def cas d'école de. dafa xew. yéeme na de. loolu waaw Ahmed ñëw taxaw Aliou Sall taxaw déjà la fa xew nit ñi di ko gis xale bu ndaw bi nekk ci télévision di ko gis loolu lu ñëpp di dénoncer la. oui venant des deux parties ñoom ñaar ñëpp. oui lu nit di dénoncer la. ba noppi nit ñi sax ñi ngi dem bay tiit naan bu ñu deful cohabitation mën nañ dem ba après un mois nangam sangam ba turu. lu kenn bëggul di génn muy délégation spéciale. moo tax nag loolu man première jàngat bi ma def mooy kii ñu def retouche bi ñu retouché mode élection bi am na ay limites ndax Guédiawaye est un cas d'école. est-ce que du ñu def. ñu xam dès le départ ñan ñooy nekk adjoint au maire aussi ñu bokk kook maire bi bu ñu falee ñu ne équipe bii lañ fal. non Macky il est trop fort. mais ndeke moo li ma la wax day jën ci non fi mu jaar mu ta ñàkk bañ a fort fi mu jaar bu fekkee politique rek parce que c'est après les élections le gars yi gis problème merci mooy li ma lay wax parce que ñun ñëpp itam li ñu ñoroon mooy nu may fexee ba falu nañ leen dem leen mën ngeen ko tabb directement mën ngeen ko tabb directement loolu il faut aussi ñu koy accepter moo taxoon ma ni élection législative foofu lay ñëwee gis nga il faut que jamono ñuy nangu toog di am programme xam nga wàllu lan la ñu war a def fi mu toll ni travailler sur un programme de législature ma bañ a nekk rek une coalition de circonstances ñoom ñoo gagné. parce que bi ñuy ànduñ ci programme xëy na mënuloo nekk pour leur mairie. waaye comme benn assemblée bi la ñuy wuti. war nañ mën a am un programme de législature coalition yi am ko mu bañ a nekk des coalitions de circonstances. su mooyee Benno Bokk Yaakaar coalition yi am yëpp élection yi ñëw ñu daje waxtaan ne aywa. ok ñu ko ne ci kaawu Guédiawaye. voilà kaawu Guédiawaye bi li may wax mooy féliciter d'abord Ahmed. jàmbaar la ci njabootu journalisme ci la bokk. communication. waaye moom bu mu fàtte ni sensé na mbubb bu baax am na lu ko waroon waratu ko
am na nu mu doon waxee waratul waxee ni mel. il est maire maintenant. maintenant Aliou Sall moo yor opposition bi. merci beaucoup ku yor opposition bi nag. comme da nga ko daan galgal ba mu faloo. nangul bul bañ mu galgal la. nangul de. il faut nag ñu nangu rôle yi aussi moo tax Sénégal loolu problème bi. même réseaux sociaux yi tey li ma wax ci Sonko nii. les gens vont applaudir. nii jàmbaar la consort suba su doxee dara ànduma ci. ñu door xeer les gens ne sont pas démocrates. débat d'idée bi gars yi ñi mu wuñ ko. mais nag loolu daf may pousser rek may inviter képp kuy jeune. nga lire te ngay gëstu ci politique wala nga ci nga lire le livre de docteur Alioune Sow. le courage d'agir. Alioune Sow ancien ministre. livre am boobu dina gindi ndaw ñu bari ndax moom aussi je l'offre en exemple. ci jaar-jaaram mosuma dégg mu jaar ci ministère ñu ne luubal nañ fa wala def na. ci wàllu njàng ci ñun suñu génération la. mais Aliou Sow ñun ñëpp moo nu raw ci njàng. ni da nga koy nangul c'est de l'excellence. yu mel noonu ci amee réew dañ koy tàggatal foo mënta bokk. wallahi azim gëj naa gis Aliou Sow war na mat 5 ou 6 ans. parce que moom il se fait quand même. voilà mais yu mel noonu ci amee ci réew da nga koy wan ko xale yi te fa mu jógee rus ko di ko wax. mu baal ma ci wax ji su dee wax naa ko. gis naa yaayam nee na da doon jaay marché ci taabal. il est parti de rien. pour aller vers l'excellence. c'est possible dans ce truc là. donc foofu rek laay tëjee nii mbiru géejewaay bi daal. lim ñu war a jàngal ñun ñëpp mooy Ahmed. na encaissé. pendant 3 ans. Aliou Sall sunu 400000. Aliou Sall sunu nangam. Aliou di muñ. Aliou nekkee ci opposition bi yor jàllu xeer bi. moom fi ñu koy xaar moom ak maire yi ñu fal yëpp. ñu diingat ñi fi newoon ba gars yi jox leen. nañu résultat te bàyyi wax ci. gars yi fa lañ leen di xaar la ci ay résultats. foofu lañ leen di xaar am na leen loo xamante ni yéen ñi ngi leen ciy xaar ngeen génn ci législatif astaghfirullah ngeen génn ci local jëm ci législatif naam sax xamoon nañ ko mais jaxat Moussa gàttul. trop trop gàtt na trop. mais gars xamoon nañ ko mais gàtt na trop moo tax man. sama parti waxagul ba pare day am parrainage. waaw day am parrainage. waaw tey defe naa suba la ñuy waxtaanee. caution bi ngeen waxtaanee aussi caution bi. mais moo tax ma ni lan lañ bëgg. falu député wala am assemblée bu baax. en tout cas lu baax lu ne nag day laaj diir donte ñoom nguur gi ñoo ko créé nii pousse locales yi ba lii fekk ñu si. waaye ndax jar na ñu parax amati assemblée bu yees. man laa wax de parce que damay bañ ñu jaawale samay waxu boo gis-gis. man de pour man nañ jël temps qu'il faut travailler sur un programme bu baax ci assemblée. waajal ko def réforme yi ci war ci falin beeg yooyu door cee dem waaye nag comme ñëpp ne nañ respecter calendrier républicain bi. ay na yéwén sama parti man bu ma fa demee loolu lay défendre xaw ma nag quelle est leur position. mais gàtt na lool te ragal naa njuuj njaay yu bari amaat. yow danaa la ko nangul mais du ma ko nangul ñi nga xamante ni dañ jóge ci local yi defe naa 48 heures ou 72 heures ou une semaine maxi je ne sais plus la ñu toog rek ñoom ci seen bopp ñoo interpellé directement Macky Sall. ni ko passé nañ délai bi vendredi 27 lañ passé nangam sangam bi ratata tararar ñun ñu jël ñu net. yokk ci xar mi karaw 2 jours lañ ci def. décret bi génn ñu fixé nañ ko au 30. donc ñooñu du ma leen ko nangul. tout à fait parce que comme li nga wax nii gàtt na. gàtt na lool. waxaguñu waxi caution. waxaguñu waxu parrainage. tout à fait waxaguñu nangam sangam. ñu som ban weer lañ nekk février mars avril mai juin juillet. tout à fait xanaa kon donc année bi yëpp élection la war a doon. parrainage bi bu dee élection yi dañ koo maintenir le 3 la war a tàmbali. amul benn nag. xam nga am na parfois gars yi nag dañuy wax ba seen cin saf yàpp tere yuñ dara. euphorie victoire peut-être moo leen jàppoon pour dire vrai. en tout cas pour dire vrai xaw ma nguur gi de. waaw mais opposition bi amul kenn ku pare pour dire vrai. c'est ça la vérité neexul nag mais kenn parewul démb lañ pare élection installé guñ sa bureau yi. ñu ni ay ca waat nañ. ba léegi am na recours yu leerul. yu leerul ba c'est l'occasion de parler recours Pikine bi nga xam ne ni. ñoom Cheikh Dieng. voilà docteur Cheikh Dieng. que je manifeste d'ailleurs maa sol doonte nekkatuma wàllu. mais dem naa këram seeti naa ko gis naa mbiri mais ñun njaaja fa am mais ñu ngi xaar yoon te yaakaar naa ne yoon dina ko jox. dara leeragul mbiri leeragul ñun nañu soobaat beneen. réew mi nag da nga dul xam li gars yi bëgg. loolu dam aussi il faudrait que ñun acteurs politiques aussi ñu noppal léeg-léeg réew mi te dem liggéey. mais est-ce que loolu aussi bokkul ci des fois ñuy taxé yenn politiciens nii ñu baal ma ci kàddu gu cuune politique la maanaam amuñu benn expérience ci wàllu politique. bari na ci nag. est-ce que loolu moo leen yóbbee lii ba gaañ ñi nga xamante ni ñoom dañu maanaam ils sont vraiment dedans. ma riirandoo mi daf ci bari. nee naa la xëy na cëpp daa bëri ci réew mi le buzz c'est un phénomène bu ñëpp di utiliser en tout moo tax le président Macky Sall day am temps d'avance ci ñun ku jégi parce que ñaare ñun y a trop de sensationnel parce que bari na ñuy wax ci code électoral c'est leur première élection wala sa mosu ñoo dem élection il maîtrise absolument te duñu déglu ñi nga xam ni
ñoom ça fait 30 ans 40 ans loolu rek la ñuy def ku la sut nag nekk njool malheureusement loolu aussi c'est en toute modestie loolu aussi c'est des phénomènes que nous vivons en tout cas et c'est vraiment dommage j'espère que daal danañ njar soow mi bu ku nekk jël ci sa wàll te mu jur njëriñ rek ci réew loolu rek am solo mu nekk zirik daal waaw comme ni ko gars yi di waxee question bi yéen lan moo ci seen taxawaay parce que bu la passé coow amoon na am na ñoo xamante sax ñu ngi nekk ci non aligné bu ma jëlee kaaw Déthié Faye mi nga xamante ni mooy coordonnateur bi moom la mu wax moo di bu ñu weesu 5 millions bon gars yi di xalaat naal di dañ ko pour ñu fexe daal ba mu pour mu gën a mucc Yémé Mbaye pour man l'argent c'est pas un déterminisme important même s'il est indispensable même s'il est important lépp solo daal nañu waxtaan ba juboo man daal dafa am des questions yoo xam ne ni je privilège le consensus sama part nag waxu gu ci te man damay ñaan yàlla su ma waxee wala boog muy néew li may wax ñu may weddi te comme maa yor kàddu gi te parti bi waxu gu ci danaa ci waxtaan waaye man Moussa Diakhaté li ma ci gis bëgg daal mooy un consensus quel que soit la somme arrêtée na nekk lu ñu waxtaanee ba déggoo ko kenn bañ cee loru. jóge ci local jëm ci législatif ñuy wax wàllu remaniement Moussa loolu moom baa xaw na. président loolu nag xam nga ku nekk daa am prérogative yi fi Macky Sall ab nduggama moo xool lu muy togg lu ci dee daal bu génnee dinañ ko apprécier li ñuy ñaan daal mooy ni depuis quelque temps quand même nit ñi liggéeyuñu de. le fait mu bañ a nommer gouvernement bu baax day jouer ci fonctionnement wu réew mi. ñu koy ñaan itam bu dee loolu la mu gaaw ci libérer ay nitam réew mi delluwaat ci liggéey bi ndax ministère boo dem gaa yi ci àll bi uti xarxa fuufa uti ñaan ñu baal ma ci waxin wi question de tooñ la rek mais pour dire que ni psychose bi le fait que nga xam ni xamoo ndax di nga nekkaat ministre doo ko nekkaat rek mën na jouer ci performance bu liggéey bi voilà boo demee fi mu toll ci ministère yi gaa yaa ngi saraxe lu bare tey ñaan poste premier ministre jamono yooyu ñu ngi ko fay doon wax ba léegi amaguñ ko am na ñu doon wax naan Pape Diop la de Pape Diop waaw loolu de yaa ma ko yëgal wallahi al azim yow xam nga man wax ma langue de bois billahi su doon lu ma yëg wax la ko wala ma maandu ci du ma wax mukk ñu def ko du leen bett bokk gis-gis parce que lu ñu waxtaanewu la yaakaaruma ko nag yaakaaruma ko de honnêtement parce que yaakaar naa ni bu waroon am xëy na peut-être président Pape Diop dina ci waxtaan ak parti ma consort mais xam nga mbiri Macky Sall de toog ba saag rek moom non man wax ma Macky Sall de man Pape Diop laa wax li Macky Sall def moo xaw ma ko mais président Pape Diop mi ma xam as tuut yaakaar naa ni war na naw la waa bokk gis-gis ba buñ ko waree ne tabb parce que nag ku war ñay ba wàcc loo warti wala ku nekkoon deuxième personnalité la yàlla te seetaanu ko ci dara te mu nekk un homme républicain aussi président Pape Diop mën nga bañ a far ak moom waaye du wax ju ñaaw du jëf lu ñaaw du dugg si ci luy yàq ci luy defar rek ci lay nekk voilà léegi nag li ci des nag moom mbiru Macky Sall la boo gis-gis daal yëguma fu ñu leen waxee mbiru premier ministre Pape Diop de gis naa ko defe naa ni yàggul lenn mu waxuñ ci itam du lu ma yëg wax mu du lu am de parce que damaa bëgg lu ma wax fii fukki at bu ko samay doom déggee du ma rus que li ma xam rek laa wax li xew ëllëg nag boo ma ci woowee ma tontu la ci. sous région bi tàngoon na dañ koy bàyyi waaye am loo xamante ni dafa xew mu nekk diggante Russie ak Ukraine mën naa ne presque ay weer nit ñi ñi ngi gis ni am na lu war a ñëw am na lu bañ donc boobaa xam nga dañ fi wax naan ay CEDEAO UA nangam mais boobaa donc man dama leen comparer ak OTAN aussi dama naan est-ce que vraiment organisme yu mag yi est-ce que franchement amati nañ njëriñ ci àddina bi. waaw c'est que ñi koy jiite la ñuy xeex ñoo ci jiitu. waxaat ko Moussa. dama ne ñi koy jiite la ñuy xeex ñoo ci jiitu te jamono toll léegi àddina moo wër. y a une citoyenneté mondiale. njiit yi lañ daan nëbb soo ko defee léegi dans la minute près mu xew. li xew Mali pour bañ a sori dem Russie ak Ngonsor bu ma sañoon kenn du jël pouvoir foqarti. démocratie lay doon mais waa Mali ñëpp ci ànd. armée baak population baak ñëpp ànd ca la xew Mali ndax mbir mi mooy xoqatal leen ñi ko fay def xeex Mali ñi dañoo forcé def waxee def troisième mandat ñenn ñu ngi ci yoonu def ko coup d'état la aussi forme yi rek a changé bii militaire la bii politique la jël ay urne def constitution ni du ma def ñett li xew Côte d'Ivoire est-ce que Alassane Ouattara mën na jox leçon waa Mali ñun itam ñu nekk ci guddi gu bët setagul ndax itam dana dox voilà autant de choses qui font que dama ni organisme yooyu c'est plutôt politique que autre chose nañ ko repenser et j'interpelle le président di wax ni su Mali sëqatee bu Mali sojee ñun ñu sëqat le fait que sunu port bii ñu tëj ko digganteeg Mali gars yi di jaari Mauritanie suñu ay pertement la dégg naa ko itam nag mu wax ni personnellement dina ci impliqué ma koy encourager ci loolu na ko dox mbir yi dew la xew Russie fële aussi géopolitique mooy soppeeku dafa mel ni dañoo nekk ci beneen forme troisième guerre mondiale maanaam guerre froide mooy ñëw sur le fait que France di jógee waat Mali
Russie di ñëwaat foofu rek moo lay wane ni c'est les formes qui changent mais ak lu ci mënti am na Afrique xam ni tardé nañ lu bari nañ boole suñuy doole boo lëkkaloo ci ay jointure def ay travaux yu mucc ayib ngir ëllëgu Afrique ndax ay doomam am nañ xarañteef bi te am nañ yéene ji. Moussa Diakhaté jeex na kat. kon maa ngi leen di sant di leen jéggalu bu baax ndax yow bu ma toogee ak yow. da nga may cuq waaye ku toog ak sëñ Fallou ak sëñ Babacar. am fit ci réew mi ci Sénégal bon la ñuy ñaan wax lu ci rëcc. yàlla ñu ko yàlla jéggal. yéene ak wax rek la dañ nekk ci yoon wu métti mu yoonu politique nga xam ne nii ñaare da ngay waxee xër. bu ñu ci juumee rek lu ñu ci juum ñu ngi koy jéggul lu ci baax ñu def ko addiya ci Kazu Rajab bi di ñaan nit ñi dem màggal ci jàmm ñëpp si jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew. amiin mu doon seen émission Hashtag News doon ci dara rek sunu kilifa laa koy tuddee Moussa Diakhaté ndaxte ci li ñuy yëngatu daanaka moom moo ñu ci mag moo ñu ci rek ëpp xam-xam moo ñu ci ëpp xalaat ak lu ne ndax saa soo xamante ni am nañ ay jafe-jafe it buñ ko woowee dinañu gàgganti. di yëngu it ci wàllu politique nekk porte parole bu bokk gis-gis bu président Pape Diop moom lañ doon dalal fii ci Hashtag News Mamadou Fall Babacar Kane di la jox dig daje incha allah ay bés bi ñu dëgmal gannaaw Vibe Radio seen application bi ñu teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci Facebook Twitter Instagram suñu chaîne YouTube ak ci bouquet Canal Plus numéro 557 14h Anta dafay ñëw.